asalaamaaleykum Sénégal sénégalais bi foo toll ci xarnu bi Khadim Gueye fekk na la fa ànd ak bii jox la bii conco bi xam ngeen lu ko waral masque bi xam ngeen lu ko waral jeex na voilà bii moom ca kanam ni ma leen koy waxee duma ci sonn de bul naagu Sénégal nga nekk ma ngay wàññi ko santal yàlla fii ñu nekk ci Italie 34 000 contages par jour dellu nañ ca weer yee ca gannaaw na ma leen ko doon tegal dem nañ bay romb 650 morts par jour moom lañ nekk waaw muy deuxième vague bi donc yow mi nekk Sénégal bul naagu waaw sa gouvernement liggéeyal na la ce gouvernement dépensé na mu war a dépensé ñu bari ñu ngi wax naan xaalis boobu mënoon nañ ko def ci ay xale yi dugg ci gaal yeeg yooyu yëpp ñooñu waxu ko daanu ci sarat la ñuy wax di leen xool lu tax Macky Sall ak gouvernement mu may leen ba tey ji ngeen di ñaan di xalaat di xool kaaya di gën a wàññeeku au lieu muy gën a yokk waaw gannaaw ba ñu rombee màggalu Tuubaa ku tedd gi nga xam ne si moo fa toogal ku sëñ Bamba di sëñ Muntaxa Mbàkke jël risque bu rëy rëy man defoon naa ci vidéo de waaw risque bu mag la sëñ bi jël plus de 5 millions de personnes doomu aadama ñoo daje ci benn dëkk mën nga def système de protection yu ne man newoon naa leen fi sama vidéo na ngeen def tout pour suturaal li nga xam mooy yoonu murit ndax fii kat noon yi ne ci réseaux sociaux yi noon yi ne ca Sénégal yoonu murit di ko xeex ay bis bu jóge ca màggal ga ñu teg te fukki fan kaay yokk Sénégal ay waa ji lañ leen doon nettali waaye nee naa sëñ Muntaxa Mbàkke mee fa toog Mbàkke balla ay sax yal na yàlla guddal ay fanam waaw téyel ñu ko fi lu yàgg yàgg kooku dañ koy deey loo xam ne yéen mënu leen koo xam 5 millions de personnes ñu daje ci dëkk une semaine ñuy dundandoo contact ya kenn mënu ko woon a organiser def nañ du n'importe quoi mais taxaloo ba kenn mënu ko woon mais lam leen ko waxe woon noonu la amee bañ fa jógee ca màggal ga alhamdulilahi la ñuy wax kaaya dañoo gën a wàññeeku ci Sénégal waaye yokkuwuñ jërëjëfe sëñ Bamba ku ko waxul doo gor waaw foofu la ñuy yem kon nag buñ naagu nag ne deuxième vague bi première vague bi yeexoon na ñëw Sénégal mujj na fa ñëw deuxième vague bi xalaatuñ ko woon fii ñi ngi doon dana am ak du am na tey ji rek plus de 30 000 contages am na fii ci Italia plus de 600 morts par jour barki dem nañ ba 700 nangam morts lañ doon dund ca mois de mars mai dund ñu ngi koy dundaat tey fi ma lay waxal nee naa ca sama vidéo bi Italie dañ ko diviser ci ñetti couleur jaune orange et rouge ñun ñii wax ak yow fi may waxee yow jëmm ji moo ngi ci zone rouge bi amul droit génn dem liggéey sax te yorul kayit bi nga xam ne si mooy autorisation kon nag nañ góorgóorlu Sénégal buñ ne rek mbir mi jàll na masque yi buñ ko faaleeti di leen ko faale balaa laa état di wax dara protéger sa bopp protéger sa njaboot ñi doon def sensibilisation yi buñ ñee affaire bi jàll na Sénégal rëcc na ci kenn mënatu ci dara nañ ko ne di ko def artistes yi doon nañ ko def ca premier vague ba bi ngeen nekk ba léegi mais gis naa tout récemment kenn waxatu ci doo tax dégg ñi insiste ci ay masque loolu yenn programme yi nga xam ne gëm nañ ko dëggantaana ñoom ngay gis ñu koy sol bu ñuy wax ñeneen dañ koy jël teg fële faaleetuñ ko parce que pour ñoom du leen dal naagu baaxul ci dara tey nag lu ma bëgg a wax entre gannaaw réseaux sociaux yeeg waxuma la réseaux sociaux dañ ko romb ñi nga xam ne ñoo nekk Sénégal war ñoo jàngal suñu diine lan la lislaam wax lan la ñuy yàlla di jàngal ci téere bi lan la ñu yonent bi jàngal lan la ñu Sëriñ Tuubaa jàngal lan la ñuy El Hadj Malick jàngal la ñuy Baay Ñas Baay Laay sëñ Cene ba lépp lu ñu jàngal damay gis ne fan yi ñu ngi koy jël di ko teg fale
di déglu ay golo yu tuuti yoo xam ne juddooguñ sax ñu leen di topp ci réseaux sociaux yi bay dégg la ñuy wax ak ñoo xam ne ñoo war a ñëw di ñuy jàngal ñu leen ay oustaz lañ wa ilaa ay imam lañ ñoom ñëpp ñuy wax yoo xam ne si dafa grave lool ci li nga xam ne ci Sénégal gee ñu bokk muy réew moo xam ne pays laïque la Sénégal du dëkku boo xam ne si dañ naan la fii charia moo fiy dox déet dañu am constitution nag xamul jullit chrétien wala animiste Sénégal ñun ñëpp on est des Sénégalais bala may àggale nag xool leen vidéo bi déglu leen ma kii muy wax ak sikkimam ndax du sikkimu kese mooy tax nga nekk ab jullit déglu leen bu baax lan lay wax parce que Xaadim lu mel di wax da koy documenté bu ma ñëwoon fii di commenté wala mu tudd turam santam wax ko dañ ne fan la ko waxee ak fan la ko déggee dama leen di tegal ngeen dégg seen nopp bopp may doog def sama commentaire ku ci ànd ak man nga ànd ceeg man ku ma cay weddi nga weddi ma faalewuma ko yëguma ko géré wu ma leen déglu leen ma sëriñ bii bu dee sëriñ lañ ko war a wooye wala oustaz wala imam wala xam leen dénomination bu leen koy jox ngeen déglu ko après may doog a ñëw take a look open your eyes ak sa nopp yi nga déglu lu lay wax après ñëw peace. mun nañu koo gis dañu wax ne 14 millions nañu léegi 95% yëpp ku ci nekk day wax ne ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah 95%. kon 5% boobu daganal na sàngara daganal na njaalo daganal na góor jigéen daganal na riba daganal na fecc daganal na def lu ko neex te loi bi moom la 1 ci constitution Sénégal amul yàlla ne na wala yonent bi ne na 1 la benn point rek wala entre parenthèse xayru mawjud 95%. waaye yaa axi puuke la ñu waay puuke la ñu 95%. yow gëm nga ne sàngara dafa haram fen dafa haram sàcc dafa haram njaalo dafa haram riba dafa haram jëw dafa haram yaa axi noo def ba loolu dal di am noo def constitution daa jóge ci kaw asamaan daanu ci suuf bañ koy ràbb ana julli di heure bañ koy ràbb suñu hymne national bañ koy tëgg ñun ana ñu tëb leen fecc leen def leen nangam pensez tous vos corps à frapper les balafons inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ngeen ne ñun duñu puuke fu ñu yëkkati suñu drapeau loolu la ñuy dóor moo tax lu ñu def rek tëgg fecc waaw kon il faut ñu nangu ne kon principe yooyu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon tumaranke na dëggu tumaranke na maandu tumaranke na farlu bëggante soppante ànd sàngante sutura lii dafa tumaranke kon yow boo melee noona rek boo dëgërul rek dangay dal di am jafe-jafe kon voilà sama gaay sama maam daf ma doon jàngal ne tungu ni du teew ñuy nataal wala lu ne cëm kenn du nekk di ko jeex yéen a déggal seen bopp de la mu wax kooku nee na jullit la ma ngay wax ak jullit ya ma ngi leen di wax 95% de musulmans au Sénégal di diminuer les 5% ya nga xam ñoo ci des muy suñu mbokku chrétiens yi danga may wax yow mi may xool nga nekk ci Europe ak nga nekk Asie nga nekk ci 5 continents yi ba ca Sénégal gi nga dëkk ku ci amul mbokkum chrétien am nga xaritu chrétien da nga fekk kër goo xam ne jullit yi ñu ngay seeg chrétien ba chrétien bay seeg ñoom l'islam bu mu ñuy jéem a jàngal dafa la wax ne bul imposer kenn li nga xam mooy diine ji ñu bokk amoo kenn koy mën a forcer fan lañ ko bind ci Coran da nga war a forcer nit ki pour mu nekk jullit wala affaire yooyu defe naa amu ci parce que nañ ko jànge lañ ko jànge ñun ñii voilà loolu mu wax ne ñoom ñoo daganal xam nga tooñ yàlla ci charte ya nga xam ne ca l'islam ba ñuy jàngal ca téere alquran boobu mooy
mandu bañ a tooñ lu ñu ci jàngal la muy lu am importance parce que ay bàkkaar lañ ciy bañ wax loo xamul wax loo maîtriser wul sosal nit fenal nit kàcceel nit te wax na leen ko ca fin ba loolu moom da ko def turam ak santam bindal nañ leen ko ci suuf man duma ko sax prononcer parce que il me représente pas et je suis musulman li ma bëgg a développer foofu mooy da ngeen may wax Sénégal googu ba mu daj lu mat plus de 300 baar yu nekk Ndakaaru Njaay waxuma la ak yeneen région yi da ngeen may wax ñen ñoo fay dem 5% yi kese ñoom ñoo fay dem ba tax ñuy ubbi baar yu yëpp ci Sénégal déedéet man je ne crois pas ci loolu li ma gëm mooy 95% yee mu naan ñoom ñoo yor ñoom ñoo dominer Sénégal ñoom ñooy feesal baar yooyu sàngara sos ñoom ñoo koy naan te xam ne yàlla aaye na leen ko yonent ba aaye leen ko alxuraan aaye leen ko chrétiens yi sax bu ñuy naan mën na am muy Noël muy seen ay fête dañuy jël seen benn kaas boobu lañ cay jël ña nga xam ne nag ñooy 95% yii borom sikkim bii di yëkkati xaw ma oustaz la xaw ma ab imam la ak lu mën a doon intéressé wu ma parce que nit ñi il faut ñu leen wax dëgg ça veut pas dire que je suis musulman que ne lu musulman wax dama nan muy dëgg damay dal ca kaw chrétien ba ñu teg ko fan chrétiens yi dégg ngeen ñuy manifester ci dara dégg ngeen ñuy sonal ci dara dégg ngeen ñuy def yenn démonstration yi pour wane ne tooñ nañ leen te bis bu nekk ñu ngi yeewu leen tooñ te yeewoo ak ñoom di dëkk ak ñoom di yendoog ñoom di jëflante ak ñoom li gën a ñaaw mooy di leen traité de yéefar ay yéefar nga man maay jullit bi jullit boo xam ne li ma leen di wax toujours Sénégal jullikat yi dañoo bare ci 95% yooyu ñuy bàkkoo waaye ña ci ay jullit dañ leen di wàññi kooku dafa war a leer parce que mbubboo jullit tuddoo jullit kese taxut a nekk ab jullit da ngay wax la la charia wax nga di ko topp à 100% pour mën a ñëw ne man jullit laa mën a wàcc ci téere boobu waaw waaye moom nee na leen fii ñoom ñoo daganal adultère muy maanaam njaaloo sàcc daganal ay góor jigéen et tout mais yooyu fan ngeen koy gis ak yeneen yu mu ci teg parce que dama leen tegal vidéo ngeen dégg ko seen nopp yi da ngeen koy ubbi te bañ a nekk ay naafeq loo nekk ay jullit waxal liy dëgg ba parce que yàlla dëgg la soxla alxuraan jooju dañ ci bind ak lañ bind ca bible bee wutewul lu bare de xëy na ñii ne nañ Jésus mu yont yàlla Isa yàllaa ko jur jullit bi ñëw ne yàlla amul doom waaye ay njaaloo gisoo ko ci bible fuñ ko fa nangoo fuñ ko daganale ak sàcc fuñ ko daganale amu fa waaw yiñ fi lim yépp waxal fan lañ ko bind ca bible ba amu fa boo demee ubbi téere bee boo jàngee bii de bu fekkee da nga ñëw nekk communicateur di wax da ngay jàng tamit lañ wax de l'autre côté nga mën a ñëw di leen atte waaye toog ci vidéo jaxase 5% yooyu mel na yaa leen gën te ñuy citoyen sénégalais comme yow yor carte d'identité ba bu vote jotee dañuy vote ci duñ ne dañuy jël 5% yi teg leen fee constitution ba taxaw luñ ko fa pour parce que Sénégal du charia moo fay dox constitution moo fa am imam boobu wala oustaz boobu bu dee dafa gëm lool na dem ci Arabie Saoudite fa nga xam ne boo sàccee ñu dagg sa loxo Sénégal boo fa sàccee dañ lay tëj ca kaso ba voilà mandu gañ la jàngal ca lislaam jooju nga ñuy jaay tegoo ko sutura soosu ngay wax nañ leen suturaal réglé woo ko ndax yaa ngi waas ay doomu aadama yaa ngi leen di sosal yaa ngi fen yaa ngi kàcc yaa nga naan lislaam da koo bañ parce que amoo fenn foo ko teg baar yéena ca Sénégal boo fa demee 98% et c'est des musulmans te ñooñu naanuñu ci Noël naanuñu ci fin d'année dañuy naan guddi ak bëccëg dem seen kër yee di fa def lu bon lu ñaaw di violer seeni jabar di violer yeneen jigéen di sàcc di rey di def du n'importe quoi te sont des musulmans tudd ne jullit laa taxul nga nekk ab jullit boo matul l'islam wax doo ab jullit donc boo ñëwee di oustaz wala ngay imam di xutba di waxal nit ñi li nga xam moo am yow moomu ko wax
sëñ Camon demal ca baar yee nga xool ñaata chrétien nga fay fekk sàcc ya nga fekk ci rëbës xoolal ndax ay jullit lañ waaye ay chrétien lañ sàcc yi ngeen gis ci politique bi xool leen ndax c'est des chrétiens ou des musulmans il faut ñuy waxante dëgg te yàlla tax sinon ay naafeq la ñi doon te yàlla bëggul naafeq waaw lépp lu bon loo fa gis te Sénégal waxal ma boo seppee 5% yooyu à part que on est 16 millions pas 14 millions on est 16 millions mais 95% yooyu jàppal ne 90 ya la 5% yi def moo gën la ñuy def ñoom xëy na 5% ca jullite ñoo mën a wooyee taxaw fii teg seen loxo bi ci kaamil bi ne ay jullit lañ parce que ña ngay sàmm la l'islam wax la charia wax waaw Sénégal charia doxelu ko constitution dafa am boo naan ba ñuy bind constitution bu jógal fee dañ ko bind du yaa koy dindi waaw constitution yow li ngay représenter yow da lay représenter di représenter le chrétien di représenter l'animiste ki gëmul dara sax ate ba dañ koy représenter soo gëmul loolu takkal say bagage nga dem fañ naar ya nekk boo sàccee ñu dagg sa loxo waaw Jésus Christ moom ñuy wax Jesus bu yont yàlla Isa keroog ba nga xamee ne si ca Bible wax nañ la ko xëy na alxuraan wax nañ la ko fa ba nga xamee ne si soxna si nga xam ne si dañu doon jaay boppam muy Marie Madeleine keroog ba mu ñëwee ñu koy dàq ba ñëw mu ñëw làqatu ci gannaaw yont yàlla Isa lan la wax dafa sukk ci ay tànkam mu ne taxaw leen kenn ku ne yaa ngi yor saw doj lan la leen Isa wax loolu def naa jàngal nañ la ko mooy def na leen yéen ñiy taxaw képp koo xam ne mus cee bàkkaar na jël dojam woowu mu sànni ko ndaw si gaa yi xoolante seen biir kenn ku ne jël saw doj nga teg ko ci suuf voilà nañ bàyyi naa fekk gi waaw te xam ne Bible ba lañ cay wax wutewul ak la ñuy wax ca téere bee ñuy kére bi ñu gëm muy alxuraan voilà lu bon lu ne aaye nañ ko fa waaw sàngara si ngeen leen di jéem waxal bu fekkoon ne du woon baadoolo gu baadoolo julli yi nekk ba nga xam dañuy naan ba fàtte seen ak julli heure julli jot moo tax ñu aaye leen ko sinon bu jëkk kenn aayewu ko woon xëy na ñoom ñee tey yii ñu ko ne di ko naan ñoom géré nañ ko ba duñ ca naan ba fàtte seen heure bu ñuy dem église gee waaye tey jii bu ngeen dul ay naafeq ay jullit a nga ca baar yee Sénégal nekk di naan ba seen heure julli fàtte nañ ko ñooñu nag bu dee julli googu ñoom ñoo tax ñu ne ñoo gën ñii ba tax ñu ne ay minorité lañ xam nga ne loolu c'est honteux nga dëkk ak nit ngeen di jafarloo bokk nekk ay famille ba pare nga ñëw di wooy nit ki yéefar yaakaar na yaa ko gën yow mi nekk di def loo xam yaa ngay njaaloo yaa ngay jëw yaa ngay lekk doomu aadama di def lu bon di lekk riba danga may wax fan lay bind ci Bible bi que ne ñoom dañoo daganal góor jigéen yi nekk Sénégal ay wulit ay jullit lañ moom la ñuy wooy seen bopp turi jullit lañ yoruñu turi chrétien de kooku dafa war a leer waaw ñay naan sàngara ja baar yee turi jullit lañ yor bërki démb rek dégg nañ fi général xawma gendarmerie la xawma bu taxaw wax fi wax bu nice dañoo jàpp ay jigéen yu doon jaay seen bopp kenn ko tudd Maam Jaara ñu ne dañ koy génnee ñu bàyyi ko téye fa ñeneen ña lan moo tax ndax Maam Jaara la tudd kooka bu respecté woon turoo ay waajuram ñu yar ko yar ba xamal ko kan moo doon Maam Jaara Buso du woon def liggéey boobu bañ koy jàpp di ko yóbbu ca police ba donc kooku dafa waroon am acte bee parce que ñu tudde la turwa da ngay doon lañ la tuddee nga jël juróom-ñaari jukko ca moom boo jël juróomi jël ca ñaar wala ñett waaw waaye dem def lu la neex ne diw lañ ma tudd rek donc je me sauve kooku teguñu ko fenn oustaz wala imam boobu ma leen tegal na dégluwaat lii mu xolaat boppam buy waar ay mbokki jullitam la war a waar ndax la ñuy def chrétiens yi defuñu ko déggu leen fi sax benn chrétien génn naan day def ay marche parce que tooñ nañ ko ne di n'importe quoi ñun nag ñooy nekk di tooñ parce que yaakaar ne ñun jullit la ñu wooye suñu bopp ñun ñoo gën képp ku yàlla sàkk te lépp lu l'islam wax charte l'islam amul lenn luñ ca topp ña ngay def lu ñu neex jullit laa bu ma dee damay dem àjjana foo ko teg te jaamu woo yàlla
Italie bi Europe bi ñu nekk sax da nga gis tubaab man léeg-léeg dinaa gis tubaab mu def geste boo xam ne Sénégal bon gi ñu bon di ay jullit di wooye seen bopp ay jullit te boo xiifoon bay dee ñu romb la fi yor million seen poos dañ lay jéggi jàll nasaraan bi ngeen di wooye yéefar mu ñëw gis la foofu moo lay sauver ci loolu ba soqal sa bakkan nga naroon a dee mu sauver la kooku sa mbokk mee di wooye ab jullit du la ko defal lii mooy dëgg ga waaw Sénégal nag dañ am benn problème mooy problème lii loolu laa bëgg ngeen déglu fi benn oustaz laa ñu tegal boo xam ne da ngeen dégg lu muy wax muy oustaz Modou Fall oustaz Modou Fall laa bëgg a teg ngeen wax sénégalais yi ban problème am te ñooñ muy wax ay jullit lañu voilà c'est des musulmans déglu leen ko fii am ay pexe ko may te gis sa nawle muy avancer boo amul xol bu laab doo ko supporter gis nga balaa ngaa natt sa bopp dëgg ne yow sa xol nangu na nga gis yàlla may sa nawle nangam nga xam ne yàllaa ko may nga nangul ko nit ñi seen problème nekkul ci julli nekkul ci woor ñoo ko dàq def ñëpp nekkul ci azaka ñoo ko dàq def ñëpp problème mu nangu la ñu am xool ñëpp ay jullit voilà nangu mooy seen problème voilà càndum mën na li muy def duñ ko supporter duñ ko nangu càndum ñàkkoon na xëy na am duñ ko nangu càndum dem na Europe am na teraanga duñu ko nangu càndum lii la ma ëppalee lii moom wax fa dëgg yàlla càndum moo ma ko dàq duñ ko nangu nit ñi problème mu nangu la ñu am mais du jullee wóor ñoo ko dàq ñëpp problème mu kii la ñu am mooy lii fii nag bu yàqoo xol mooy tax nga sol sa dàll dem pour di liggéey nit fii bu yàqoo mooy tax sëy bu am sa xol bi di ci bineegar sëy sa fii bu yàqoo mooy tax nga romb nit mu tabax étage am ngay rey sa bopp sa fii bu yàqoo mooy tax teraanga ju nit am doo nelaw yàlla day yëkkati nit ñi ngay gën a suufe càndum nan defar fii mooy nit de càndum nanu diagnostiqué sunu xol yi jéem koo laabal càndum da xam nga chrétien la soxor bu metti gii na ci réew mi càndum lan la ñu jariñ waaw nit ñi ni nu foowee ni nu mënee soppiku càndum càndum da ngay xam nit démb gis ko tey mel ni mosoo koo xam nit ñi dikkale lañ mën dikkale xëy indil la beneen kanam te liñ lay woon gëmuñu ko koo ci wax sa secret bu xëyee fenal la waaw amul maag yow ak yàlla ak doomu ndey kolke réside c'est faux koo fi wax sa secret gardel ko sa bopp yóbbaale ko bàmmeel bu ko wax kenn loo mën a séq nit du xarit du doomu ndey du xolal amul xabib yi amul dara fen rek xamuñu xabib yi réew mee toll foofu àdduna bi jaxasoo nit ñi foo ngay ànd ak nit 20 ans mu xëy wor la xool kala gënoon a noonu mu dem def ko xarit mi ngi noonu boo commencé yokk dara kus néew boo commencé yokk am ñuy rey seen bopp ne du fi amee nit ñi bu nu la sosalee bu nu la gëstoo ba sonn mënuñoo xam ci yow benn secret dañuy wër di la fenal di la sosal fekk ku la soppoon ñu wax ci moom ba mu xëy bañ la te defoo ko tus xëy di la yàq moo tax am na ñoo xam ne yowmal xiyaam yàlla dana leen saaf ba nu raw omelette boo xam ne bi nu koy togg voilà cin li diw gi bariwul mi ngi noonu ci diggante bi te ne ay jullit lañ waaw parce que am na ñoo xam ba nga leen xamee ba tey ñi ngi fen ci fen rek nga leen xam yàlla gën a bañ mooy fen bekkaay te oustaz boobu wax nañ ko loo xam respecté ko moom du ñu wax mukk lu leen fen na nit ñi ñoo voilà nit ñi yàlla mi leen bind sax bu leen dégloo yowmal xiyaam ñu convaincre ko kon su ma la déggee daal loolu yëpp soxor moom moo ko lal soxor moo lal lépp li nga xamante ne jël doomu aadama daat koy bu liggéey ko càndum bari na koo gis muy dox ci mbedd mi nii yanu ay sagaram nga yaakaar ni yàllaa ko teg nit a ko yóbbu ci sëriñ liggéey ko wolof yàqu bari na sëy te jullit la bari na ne sëy jullit bu la tas moom di wooye boppam jullit nit a yóbbu ña doon sëy ca sëriñ mu tas sëy bi xarfa xuufa gii ci wujj yi ci kër yi mais Sénégal wóoratul ñëpp nekk ci risque kër goo xam ne doomu baay yaa ngi liggéeyante wujj yaa ngi liggéeyante ku la gën a ñeme sëriñ nga ni ko kii armeel yi bis bu nekk ñu sulli néew génnee ay liggéey ay perkal lu ñaaw lu ne nga di ko gis ci réew mi waa ko loolu ki koy def xalaat na taraayu bàmmeelam xalaatu ko déedéet moo tax nëbbatul de sa compte bu ca 4 millions nekkee nëbbatul ku la laaj ne ko 600 ci nekk voilà wala 400 mi ngi noonu réew mi ku dul nëbbatu dañ la mi ngi noonu donc kooku benn détail la te ñii mu oustaz Modou Fall di ko ci remercier bu baax moom nitu dëgg la day wax dëgg di ko teg voilà
te defe naa ne kay dàq koo jàng alxuraan mën na maa dàq jàng kët waaye moom nii dàq koo jàng am na yoo xam ne soxlu sax di sori ci alxuraan pour mën ko comprendre bu dee ab jullit dëgg nga voilà te ñii mu lim fii ñëpp ñuy liggéey nit ña di leen yàq koo raw muy dem liggéey la jaral ko mu jël jaay lam amoon pour liggéey la pour yàq la pour nga dem loo tax Sénégal du avancer du mën a avancer parce que dañoo iñaan dañoo bon dañoo soxor waaw ku leen jiite gis nga Macky Sall fan yi lan la ñuy dégg ne dem nañ ba seen soxor ay ñi naan ay jullit lañ c'est pas les 5% là hein mais je parle des 95% yi ñoom ñoo yor seen lamiñ ci réseaux sociaux yi ñoom ñoo gën a nekk ay jullit ñoom ñoo gën a nekk ñoo gën a xam l'islam ñoo gën a gëm yonent bi ay sëtu yonent bi lañ di n'importe quoi hein mais ñoom ñooy ñëw di yàq deru doomu aadama hein buñ leen yàqee seen der sax ñuy doog a comprendre fan la sénégalais hein jullit ba kay wooye jullit boppam parce que wooye sa bopp jullit ak nekk jullit ça fait deux nee naa la jullikat yi bari nañ mais jullit yi dañ leen di wàññi voilà ci yoonu diine laa juddoo sama baay sama yaay jullit lañ ça veut pas dire que tu es musulman seulement de nom mais pas de fait fait ñoo ëpp solo waaw 5% yee gisuleen leen wax naa leen ko sànq ñu nekk di manifester biñ fi laalee di caricature yonent bi gis ngeen ay manifestation dul jeex ñoom ñi bu oustaz bu mel nii waxee wax ju ñaawee mel nii ne ñoom ñoo fi daganal adultère muy njaaloo ñoo fi daganal góor jigéen ñoo fi daganal sàcc ñoo fi daganal ay fecc du n'importe quoi yéen a ko déggal seen ay nopp ki offense bu gën a rëy bi lu tax génn leen ngeen manifester pro chrétien ay nafeq ngeen du ngeen dara te bu Charlie Hebdo demee fee def benn caricature ci Mohamed nga xam ne amul photom bu mës a génn lu ñu inventé seen xel la lii di réalité bu ngeen gis kenn génnul ci yéen mu def benn manifestation en tant que jullit ay nafeq ngeen tey doon ngeen ko suba c'est inutile ngeen toog naan lu tax Macky Sall ñëwul keroog bi ñuy def fële place de l'Obélisque avec ba président de la République c'est le président de la République du waajoo xam ne si day ñëw di ñëw lu ngeen di def wut lu leen neex tax mu naan day ñëw ànd ak yéen ngeen ne fa seen discours yu salte yooyu ba yéen a ngi xuloo ci seen biir buñ demee ba un vaurien bu tekkiwul tous dama koy waxee nëbbu ma ko tey nëbbu ma ko suba ku mel ne Abdou Karim xurum xàq naan day dem di provoquer ba oustaz Alioune Sall mi jàng yor ay daara ñëw di ko tontu ndax waa ji moo dem di wut buzz naan day taal drapeau France ba tax bu ñuy def manifestation dañ ko war a woo pour mu ñëw di wax lan moo tax joxuñu ko mu wax pour lan l'islam dafa nekk affaire de buzz taal naa lee dañ ma war a jox lii wala l'islam dañoo war a ñëw bàyyi ñi nga xam ne am nañ xam-xam ñu jàngale lan moo tax lan la yonent bi wax lan la yàlla wax lan la alxuraan wax lan moo tax tooñ bii ñu ngi tooñ lii kooku dafa am ñu ko waroo am njàng ma yelloo ko du Karim xurum xàq ba tax dem di def ay provocation bañ koy indi lii moo tax ku mel ne président Macky Sall du ñàkk fayda wax na leen ko oustaz Alioune Sall protocole dafa am Macky Sall du lu ko neex lay def fu ko neex la fay dem am na yoo xam ne da koy bàyyi peuple bi ñoom ñoo koy décider ñu defal ko seen bopp ñu autoriser la ñu def ko mais nag il peut pas prétendre que le président dafa war a bàyyi palais ba ñëw di wut lu leen neex pour wut lu neex golo yi ne ci réseaux sociaux yi loolu du wax nit ndax bu ñu fa pare téléphone bee moo fay wuyu relation internationale moom moo koy gérer bu amee lu manqué ñoom ñii loolu la ñuy wut pour que ñëw di ko attaquer loolu dafa war a dañ gannaaw wax naa leen lii nag bu ma ñëwee wax koo xam ne chrétien la da ngeen xam ne sama discours du ma ko teg ci mbirum chrétien wala musulman Marius Guy Sagna di activiste politique di dungurub Ousmane Sonko bi demoon ca Touba gee di raam di sukkal sëriñ Bass Abdou Khadre ba ma dégg fii ay espèce activiste taxaw daan mën nañ ko nangul pourquoi muy dem naan day sukk ci kanamu doomu aadama ngeen teg ko fan Ousmane Sonko bu dee gëm na wala gëmul dégg nañ fi gëmu ci dara
am na ñu doon liggéey ak moom bañ daan dem Touba di demee ay permission dafa leen dem leen lan ngeen fay wuti buñ bëggee dem Touba wala ñu dem Tiwaawan lu ngeen fay wuti tey nag bu ko yàlla wëlbatee ba moom moo leen di wax lu ngeen fay wuti mu dem fekk leen fa xooli lañ doon wuti mu dem ba sukk di raam dafa naa ne du ñetti activiste yu tekkul dara ci réseaux sociaux yi di ko dindi voilà dégg naa ko fii ñu ne may nañ ko sax mu sukkal sëñ Muntaxa Mbàkke di xalif général des Mourides mais lan moo tax mu ñëw di toog ci suuf sëñ Bass Abdou Khadre di toog ci kaw ñooñan lañ ko wax ci réseaux sociaux du ma wax tur du ma wax sant naa leen suturaal ne mënoon naa ko wax pour wax leen seen niveau intellectuel àggul fenn jàngu leen jongu leen xamu leen dara te informé leen taxaw di wax sëriñ Bass Abdou Khadre titre ba mu am ci yoonu murit ba ci sëñ Muntaxa mais am moom la ca am sët la di doom baayam sëriñ Tuubaa ko jur bàyyi sëñ Muntaxa Mbàkke sëriñ Tuubaa ko jur donc sët la di doom at la ko mage ci Zahir ay at moo tax mu nekk xalif général des Mourides sëñ Bass mee ngeen naan simple porte-parole du simple porte-parole sët la di doom voilà yow mi xamul woon di wax ci réseaux sociaux yi bala ngay ñëw di wax damal nga informé kan mooy sëñ Bass Abdou Khadre bala ngeen nekk dégg ay terrain 5 hectares ak ay 9 hectares yu ngeen di inventé yéen seen patron Sonko kat ci kat fenkat boobu nga xam ne si ay provocation ay dénonce yoo xam du génne benn preuve leen tegal sëñ Bass Abdou Khadre wax ngeen ko lu nekk bu ŋaañee bu ne ngeen génn mais sëñ Bass Abdou Khadre c'est le porte-parole du mouridisme di doomu sëñ Abdou Khadre Mbàkke ibn Sëriñ Tuubaa sëñ Muntaxa mais di ib sëñ Basiiru Mbàkke di ibnu Sëriñ Tuubaa ay doom lañ ay sët lañ mag at yi rek mooy tax kii nekk xalifa kee dem ba nekk porte-parole am waaye titre ba ñoom ñaar ñépp a ko yor boo leen gëmul bàyyi leen ñu ak suñ ngëm-ngëm duñu jàngul jonguñu xamuñu dara ñoo ñëw di dindi suñu ngëm-ngëm ci yoonu murit wala yoonu tijaan yoonu laayeen yoonu dara yéen bu leen gëmul seytaane mën leen ba ngeen topp leen seen seytaane ngeen bàyyi ñu oustaz yii di waxtam ci l'islam loo xam ne si duñu àtte dëgg naankatu sàngara yee c'est des musulmans ñoom ñooy fees baar yee naanuñu Noël naanuñu fin d'année dañuy naan 365 jours sur 365 jours lu ñu am ca baar bee lañ koy mujje ji c'est des musulmans yor turi jullit di wooyee di seen bopp ay jullit léeg-léeg gis ku ci naan ba mu man di toog ci bitti di la tare alxuraan joo xam ne jàng na xam na lu yàlla wax lu yonent wax lu mu aaye teewul ma nga ca barbe di ko naan kooko du ci 5% yee bàyyi leen di wooye li ci ay 5% di minimiser nit ki ko xam ne droit bi nga am Sénégal moom la fa am ni ngay voté lay voté loo fa ëppale woo ko fa dara donc bu ko wooye 5% bu ko wooye yéefar li gën a ñaaw mooy ngay jël qualification parole boobu naan ko ni kii yéefar nga waaw ku la gën a nekk yéefar yow mi naan woo jullit nga dafa am ci àdduna nañ bàyyi yenn yi waaw Macky Sall mi ngeen doon nag jàpp naan lu tax ñëwul place de l'Obélisque nit ki booy wax Birima bu waxee ren balaa wax ci dewoon kilifa lu tax Macky Sall nekk président yéen nekku leen dara ay zéro ngeen yu ne fi di yuuxoog di interpréter di wax yàlla def ko président mu def la citoyen simple boo xam da ngay dem di ko votel kooku mooy différence ba donc fa ngay waxe ak fa muy waxe ça fait deux dama leen di woon Macky Sall fa mu war a waxee ak ka nga xam ne moo tooñoon wax la mu wax lii la ko Macky Sall wax te yéen naafeq yu bon yi loo leen ko wax bu demee ba wax fa mu war a waxee sax ngeen ñëw jéem takkal loolu waaye sénégalais yi dégg am dégg-dégg Macky xaar na protocole boobu Aliou Sall doon wax mooy fii fa mu war a waxee lu war a waxee Macky Sall warut a ñëw place de l'Obélisque naan dafay wax qui que ce soit di wax ak yéen il n'a rien à foutre là-bas ak njullitam gis ngeen ko Makka yéen ñi fiy wax kenn demu ci Makka ñu ci bare ay xurum xàcc yu tekkiwul dara yi xamuñ sax fu Makka féete ñoom ñooy ñëw naan ñooy takk bee dañ war a ñëw fi wax ji yu ay buzz fii du ay question de vie du question ay buzz l'islam la ñuy wax ci diine la ñuy wax Macky Sall aji na umra ji na gis ngeen ko moo soxnaam ak yépp ca Makka gee defu leen ko fa
donc defu ko woon pour yéen defu ko pour ngistal lu mu gëm la ndax bu dee jullit ngeen di jaay moo leen gën a nekk jullit yéen ñëpp lii la wax nag devant Macron ba nga xam moo doon tooñ wax da nga koy wax fa amee njariñ ku ci d'accord ci ku ci d'accordul yaa xam lii la Macky Sall wax moom laa li tàggoo di leen jox rendez-vous ba ci fan yi incha allah rabbi di wax nekk nañ bàyyi nafeq gi nañ bàyyi ay 5% ay 10% kooka ba muy am 5% yooyu amoo fa benn droit yow mi nekk 95% yoo xam ne 90 yi ay zéro ngeen 5% yi sax ñoo leen gën dégg naa fi ñoo xam ne institution yi nga xam ne si école ya nga xam ne école catholique la yoo xam ne dañ ko tabax teg ko di fa jàngale seen diine di fa jàngale waat ngeen jël seen doom yóbbu leen ñun leen duñ fi muuru ngeen bëgg leen ko imposer lu tax yóbbu leen seen ay école yi bopp ma dégg fi ñu naan ña fa muuroon am nañ bac ña muurul dañoo amul bac nga teg ko fan muuru googu moom mooy tax am bac njàng mañ fay jàngale dafa nekk njàng wóor ña fay jàngale c'est des sénégalais comme vous xam nga li ma la wax duñu ay yéefar ni ngi leen di li ngeen leen di définir rek boo leen wóolu seen njàng mu def yóbbu seen doom yóbbu leen ci école yi ngeen gëm ñu fay muuroog di laxasu lu leen neex seen ngistal yi du ko ak muuru am na ñooy muuru ñoo ay caga lañ yoo xam ne si ña ngay muuroo ko lu kenn xamul te la ñuy def ñu muurul ñoo leen gën bàyyi leen seen nafeq gi déglu leen lii Macky Sall wax Macron moom laa leen tàggoo Khadim Gueye TV la tudd ku bëgg a dégg nga dégg ku mu dégg boo la dégg yaa xam bu ma seetaan bu ma tooñ soo fi waxee lu ma naqari bloqué sa maam signalé sama aw lu ma lay tontu aw ma ak yow wax bësal bouton bi nga sélectionné tout peace and love guys in the world xam nga xaa fu mu leen teg fii la dëgg bi nekk gënoo leen fi nekk jullit kenn gën leen fi jàng alxuraan kenn mais leen alxuraan di wax di leen ko appliquer ngeen koy wax doomu aadama yi voilà bible diglewul adultère muy njaaloo diglewul sàcc diglewul góor jigéen diglewul dara waaw structure yaa nga xam ña nga Sénégal naan dañuy jàngale l'islam ñoo fi nekk théâtre ya kuy wax ay fonante yépp dañ koy dindi xale yi li ñuy xam yéen ñi xamul leen ko ay Matar Gueye yi ñëw fi di jaay ay diine du dara keroog ba Thione Seck toogee fii dinaa ko wax loolu bala may tëj di def conférence de presse këram keroog ba mu ne bu may tëgg ñu ne ko góor jigéen yi dañuy ñëw di la may daf ne góor jigéen bu ñëwee may ma jël yaa ngi toog Matar Gueye te ñëwoo nga répliquer loolu voilà Thione Seck moo ko wax këram toog ne bu ma góor jigéen yi may day tëgg ay soirée am góor jigéen sol ay coquette ak yor seeni sac ñëw di ko baatare mu koy nangu lu tax waxoo ko dëgg te keroog bu ngeen jógee kër Thione Seck googu am na fa imam boo xam ne ci lañ ko tëj yóbbu ca kaso bee kon nag bu ngeen di jàngale bàyyi leen seen nafeq yi gënu leen fee gëm kenn yàlla gënu leen fee gëm kenn yonent bi li ngeen di waaye dafa ay péché yor seeni bakkaar la ko ñeneen yore loo leen tous kenn ku ci nekk am nga sa problème kër yoo xam lijjanti woo ko ñëw fi di jaay ni yaa gën a nekk l'islam suñu l'islam teguñu ko ci yéen may leen ñu jàmm bu leen di jàngal ci l'islam jàngal leen lu yàlla wax ak lu yonent du wax ak kilifa diine yi nga xam ñoom lañ yaakaar muy Serigne Touba muy El Hadj Malick mais pas ay Matar Gueye yu kenn xamul lu ñuy taxaw booy def benn scénario sax da nga leen ko war a yónnee mais vous êtes qui lan ngeen ñu fiy jàngal lu ñu xamul ñaar ñuy fóonante xale yi li ñuy xool seen téléphone yi ñu yor porno yi dañ koy seetaan di def du n'importe quoi seen kër yooyu la commencé ba agsi fépp may leen nit yi jàmm peace and love. moi je l'ai dit te kenn défié wu ma je l'ai dit que Ousmane Sonko bu ma ko gisee muy wër kilifa kër diine yi daf may jaaxal sax. parce que quelqu'un boo xam ne yow même boo nekkee fonctionnaire di demander permission pour màggal mu naan la loo fay wuti. lan moo fa ne. à l'époque tey parce que bëgg na nguur gi nga dem taxawtu man bu ma gëmul yéen bu ma gëmuloon. yàlla sax mais c'est grave mais li ma lay wax bu dee ay fen la nga woo leen ñu toog devant moi qu'il me le dise. bu dee ay fen la taalal sa micro nga def micro trottoir aux impôts mes collègues ñu ngi may dégg ñeneen ak ñeneen. Enfin, je voudrais au plan international maintenant, pour revenir à ce que Emmanuel a dit, il nous faut une humanité commune, il nous faut travailler vers des plateformes communes. Moi, je suis tout à fait confiant que nous pouvons partager des valeurs. Je ne suis pas dans du scepticisme. Seulement, nous avons besoin aussi d'étendre le spectre de la discussion, de tenir compte des réalités des uns et des autres pour bâtir des valeurs communes. C'est tout à fait possible et ça demande simplement, comme je l'ai dit tantôt, qu'il y ait
non seulement de l'humilité, en sachant que nous n'avons pas forcément les mêmes valeurs. C'est évident. Moi, je suis africain, vous êtes européen, on n'est pas les mêmes. Mais on peut partager certaines valeurs. On est différents, mais on peut être ensemble. Moi, c'est ça. Il faut que nous acceptions les différences, mais que nous allions ensemble vers ce que nous voulons bâtir en commun. C'est comme ça que je vois, en tout cas, la plateforme qui pourra nous permettre de combattre ensemble tous ceux qui sont contre ces valeurs communes que nous pouvons développer et qui se nourrissent de la haine et du discours qui veut créer un discours hégémonique pour justifier justement leur forfait en utilisant la religion, alors que l'islam d'ailleurs est la première victime. Puisque venez trouver des gens en train de prier dans une mosquée, vous mettez une bombe pour les tuer, on ne peut pas appeler ça de l'islam. Ou venir dans une église, tuer des fidèles catholiques, alors que le prophète Mohammed, pendant qu'il était à Médine, a hébergé dans sa mosquée des gens qui étaient en quête de zones de prière. On ne peut pas dire que l'islam, en tout cas l'islam que nous connaissons nous au Sénégal, qui est un islam de tolérance, que nous assumons, ne peut pas aller dans cette direction. Mais nous voulons aussi qu'il y ait de la tolérance vis-à-vis de l'islam tolérante. Bien combattre le terrorisme, nous sommes ensemble au Mali, nous sommes ensemble dans beaucoup de théâtres. Il faut que nous battions ensemble contre ces extrémismes, mais il faut aussi qu'on respecte la différence. Pour juste pouvoir parler avec les autres communautés, parce que tout le monde n'est pas au même niveau de compréhension, tout le monde n'a pas la même compréhension des phénomènes et des sujets. Ainsi va le monde. Quand il est midi à Paris, il est peut-être 13h à Beijing, je ne sais pas. Il est encore 7h du matin à Washington. C'est comme ça le monde. De la même façon, les gens sont différents. Ils ne sont pas les mêmes. Des noirs, des jaunes, des blancs, il y a du tout. Donc, mais nous devons quand même malgré tout bâtir nos identités communes et bâtir les valeurs communes qui peuvent nous permettre d'être ensemble, Emmanuel. Et je pense que c'est possible sur l'essentiel. Sur la démocratie, sur les droits de l'homme, tout le monde est d'accord qu'il faut respecter l'intégrité physique des personnes, qu'il faut respecter les droits des êtres humains, il faut respecter les lois de la démocratie, etc., etc. Tenons compte simplement sur d'autres sujets de ce que chaque État est, de comment il réagit et de comment ces populations peuvent réagir. Mais je reste en tout cas très optimiste sur l'avenir du monde. ku baax mbaa xam nga ni coronavirus bii nekk sunu biir réew faat na lu ëpp 2 junni doomu aadama ci àdduna bi virus baa ngi law sunu biir dëkk te kenn mënu ko teg bët bokk na ci lu koy taxalaw lu mel ni joxe loxo sëqët buy wàlle jëfandikoo luy wàlle virus bii di corona ci mbedd mi rek nga ko mën a foree dugal ko si biir kër kon toogal sa kër ngir feebar bii bañ a law